loolu sax moom moo ci nekk te itam dañu gis ne xëy na président de la république bi nga xamante ne dem na élection ba pare discours bi nga xam ne def na ko devant les imams ci biir dafa jàpp ne xëy na peut-être am na ñu nekk ci biir ñu mel ne ñu ànd sàmm jikko yi par exemple dañuy politique dañuy manipuler li nga xamante ne moom moo di affaire homosexualité pour politique ginnaaw bi nga xamante ne xëy na ay renseignements généraux ñoo ko jox ko ne bari na lu la perte loo li ko waral moom moo di agenda bi nga xamante ne sénégalais yi dañ doon woote pour criminaliser ko ngeen rejeté ko pourquoi président continuer mel na kuy gën di persister ci li nga xamante ne moom moo di erreur boobu di wax ne sax dem ba wax ne mënuma koo criminaliser est-ce que moom ci moom la dépendre pour ñu war koo criminaliser. voilà le problème bi mooy loolu erreur de communication yi tegaloo. ci sortie président Macky Sall bi mu recevoir association imam boobu foo ko natt mu weesu ko. ci association tamit imam sax boobu nga bokk wala. bokkuma ci. te yu mel nii nag moo tax. bokkuma ci association yooyu yu mel nii moo tax parce que. boo ci xasee ba bokk rek da ngay tënku. waaw ci ñaari nit wala ñetti nit yëpp ñàkk ca kaw la ñuy lijjanteeg nguur gi dañ lay tënk yow. parce que association bi daf lay engagé. moo tax fi mu nekk nii mën naa la wax ne tey 99,99% membres yi fa nekk ànduñ ci loolu président wax ak ñenn ñi wax ci seen tur ci affaire ay dañuy expliquer li président bi wax te mënuñoo wax ci kaw. Imam Babacar Ndiaye confirmé na loolu. waaw kay non loolu moom. loolu jafewu non jafewul lijjanti. ñaareel ba tamit ñun xamante ni suñu biir ñaareel bi tamit dañ koy wax. xam nga benn waaye mës na ma laaj ci benn kii ne ma Imam Kanté li ngay wax nii xaw ma kilifa extra ma ne ko waaw yamal foofu rek parce que ñun suñu diggante imaam yi oustaz yi ak sëriñ si yow mun xajul sa bopp bi. ñun am nañ suñu créneau man mi di wax Imam Kanté nii tey. boo yaakaar ne benn woyalaa bu wéet rek benn singleton di dox ci mbedd mi ni juum nga mais man fi mu nekk ay kilifa dañuy wax ak man ay oustaz ñu ma ëpp xam-xam téeméer yoon ci sari yëpp nii dañ may woo ne ma keroog dégg nañ li nga wax ci masala bi na beneen yoon waxee ko nii parce que nangam xadis tel wala kii wala benn kilifa woolu ma téléphone wala dara ne ma ñu ngi lay bàyyi xel moytu lii ak lii ma ne ko mais loolu xajul sa bopp bi toogal foofu rek yow kon nag ñun xam nañ nu ñuy jokkoo ak nu ñuy waxtaanee léegi nag loolu kon association boobu ma lay wax nii ñi ci bokk te man am na ñu ma ci xam mais suñu waxtaanee suñu biir dañuy xam ne loolu mooy tënk mbir mi loolu moo tax problème boobu am léegi deuxième chose naa remarqué déjà peut-être ñu bëri remarqué wuñ ko ma wax la benn affaire Abdou Khadre est-ce que xam nga association yooyu yëpp noonu société civile lañ bokk est-ce que xam nga seen statut boo demee lan nga fay fekk apolitique waaw président nag moom mu ngi leen di politiser ñoom sax de dañuy wax ne dañuy soutenir président de la République. alors demal seen statut nga xool ab politique man fi mu nekk nii bon ma waxaale ko ni ci biir nii rek fi mu nekk nii maa ngi taxaw ci def nañu assemblée générale samedi bi passé. benn association pour la protection et le bien-être animal. xam nga loolu daf ma yitteel. def nañ AG bi ba pare. statut bi dem naa retiré ko chambre de commerce nga statut ngeen ab politique interdiction des nangam. donc association boobu c'est une association religieuse apolitique parce que c'est un état laïque. c'est ça mais gis nga président ni mu leen di politiser. moom ci boppam di leen jox ay mission naan leen dem leen ci sëriñ seeg yooyu ngeen expliquer ma li ma bëgg a wax naa ko kenn ci membre association imam boobu ma ne ko ah bon sama waay la ma ne ko ah bon ma tooñ ko man xaw ma woon ni yéenay léegi chargé de com du président xaw ma woon ni yéenay porte-parole am ci question bi ma déet imam bu wax loolu waaye déet ma ne ko léegi yéenay chargé de com moom amul chargé de com am na ay nit yu muy fay ay millions na leen yónni ci kër sëriñ si ñooñu dem expliquer ko wax naa ko sama benn xarit imam la bu mu sootaane émission bi dana xam li may wax ma ne ko yéenay chargé de com ma ne ko question bi pourquoi ngeen nekk chargé de com président am na question yoo xam du leen ci laaj seen xalaat yéen ma ngi fay doxal la mu bëgg a doxal am na porte parole am na ay ministre de l'intérieur moo yore la tutelle des organisations religieuses mënu ko yónni ci sëriñ si ne ko lii laa bëgg lii mooy sama xalaat pourquoi yéen mu leen di convoqué naan ngeen expliquer nit ñi ma ne ko ñaareel ba ñi mu waroon woo dëgg mooy ñi yëkkati cause bi du yéen da ngeen a pourtant signé ngeen ba pare mu rocc leen woo leen pour wax leen léegi non seen gars yi dañu ëppal comprendre ñu ala kulli xaal du ma ko def léegi nag yéen dama bëgg ngeen dem expliquer opinion musulmane bi ak sëriñ si yéen ngeen jóg ne way danañ dem wër Sénégal man leen ah bon léegi yéen ay missionnaire au président ngeen dem leen kon weddi ngeen seen statut du ngeen fa fekk article buy wax ne que yéen a yore communication président particulièrement ci question homosexualité gis nga contradiction yi gis nga kon foo ko natt rek weesu na kon président ci boppam mi ngi da artu imam yi des informations ngeen di xutba di wax extra te pourtant moom tam mi ngi yore benn groupe imamam
bu koy wax li ko neex moom di ko doxal li mu bëgg. ça oui. kon te boo amee yeneen imam yuy dox leneen kon nga xam ne kon liberté moo am. ginnaaw rejet bi nga xamante ne imam def na ko wala bokk le président de la république def na ko ci ginnaaw naka lañ mën a gisee ëllëgu li nga xamante ne moom moo di imam yi surtout sax wàllu religion bi ndaxte benn président de la république yemul ci ne vraiment duma ko def bii yoon da nga dafa xaw a sax rafetal baat bi parce que boo waxoon rek yem ci loolu dina gën a metti mais dañoo gis ne ma attirer sa attention que ni loi elle est impersonnelle du président mooy taxaw naan lii duma ko def. voilà foofu laa jëm sax ci question. tant que mi ngi fi. moom na jël position. bu demee nag wala mu faatu. Sénégal mën nañ def loi bu leen neex. kon la loi elle est impersonnelle donc waxu président dégg naa sax ci imam yi tamit ñenn ci ñoom ñi koy wax. président comme joxe na kàddoom naa nga noonu la loi elle est impersonnelle du problème mu président Macky Sall problème loi buy protéger Sénégal. ci affaire homosexualité comme ni mu amee loi buy protéger Sénégal ci viol ñu criminaliser ak yeneen ñu criminaliser vol du bétail. yooyu dépendre ci xam nga Macky Sall bu fi taxoon ne tant que maa ngi fi. kenn du criminaliser vol du bétail parce que nangam xam nga éleveurs yi lu ñuy wax mais kii fu mu ñu jëmee donc elle est impersonnelle la loi. c'est ça ci loolu sax jot nga ci tontu ci question bi nga xamante ne bëggoon naa koy wax mais bu fekkente ne continué nañ ni ëllëgu diine ji ak ëllëgu ñi nga xam ne jàpp nañ ne xëy na seen doole dafa bari ci réew mi parce que dañ ne Sénégal bu fekkente ne bassan la foo yëkkati rek daanaka religion la. dañu jàpp ne religion bi daf fi gën a am doole. léegi su fekkente ne religion bi jóguñu yam ci li nga xamante ne moo di ay pétition mais dañoo bind ne lii bëgguñu ko ba pare def ay notes yuy wane ne ñoom la. maanaam kilifa diine yeeg xalifa généraux yeeg et cetera. def proposition de loi def seen proposition de loi def lépp ba pare président ñëw rejeté ko ba pare woo ay imam yu ñëw toog mu daal dina léegi dina demaat ci yeneen kilifa yi waxtaan ak ñoom. donc doole ji finalement fan la féete. waaw ci tolluwaay ak ci wax. moom président Macky Sall ak groupe imamam boobu mun na yaakaar ni doole ci moom la féete. mais doole ci askan bi la féete bu ñu jiitalee yàlla déjà te déjà ñoom seen bopp ñoo ko wax ci wàllu peuple booy gouverner benn peuple da ngay seet li peuple bi bëgg aspiration peuple bi. question bi Macky Sall dafa boddi peuple bi te pourtant ñooñu mu recevoir ñoom boddiwuñu peuple bi de mooy li ma la wax rek. parce que ñoom signé nañ proposition de loi bi criminalisation ñoom signé nañ ko. waaw loolu léegi nan ngay signé criminalisation c'est-à-dire signé woo délit am na déjà ci loi bi. nga signé criminalisation après nga demaat ci président ne du ma criminaliser ba pare nag léeg-léeg ne la léegi demal nga expliquer ma nit ñi loolu est-ce que ànd na léegi ñoo imaam yooyu suñu demee lu ñuy wax nit ñi que bon non signé nañu criminalisation mais président nee na mënu ko criminaliser li du gàcce ci ay kilifa. est-ce que signature xaalis dafa gën a bëri doole. parce que ñoom am nañ budget de 50 millions et 30 millions bokk naa ko. waaw mais lu nekk ngi ci ay xaalis bu ñuy joxe boo xam ne en plus xaalis boo xam ne sax du jaar yoon maanaam. amul nomenclature boo xam ne dañ naan par exemple xaalis bi dafay dem ci association bi pour telle activité pour tel ou tel après maintenant commissaire au compte day am et cetera du gis nga 30 millions Konakook bi. gis fan la jaar fu mu mujjee ci seen diggante ñoom. xasante ba ñu xas sax ku nekk ci bàmmeelam. lu ma naqari woon la parce que ñi war a jiite comité musulman bi war nañu weesu yu mel nii politique ak xaalis warul jar lu mel nii wala ba imam taxaw xas imam bu nekk ci bàmmeel. naan ko yaa jël xaalis bi jox ko la neex mais loolu tamit ñi politique ñoom ñoo leen di foyee parce que tamit ñi politique war nañ xam xaalis bi nu mu war a jaaree nomenclature transparence et tout kon nag comme demee na noonu du ma exclure benn hypothèse donte woon tamit nag du ma bàkkaar di wax loo xam ni aw ma ci yaqin wala am preuve mais ce qui est sûr c'est que neen amu ci maanaam lu ñu def rek am na ci intérêt soit xaalis soit ay tukki soit ay post nomination et cetera loolu rek la mën a doon amul leneen adduna loolu rek fi am. kon amul leneen man benn waaye wax na ma ko sax mu ne ma Macky Sall na denc xaalisam daf leen di financer ay tournée pendant 6 mois fu ne ñu wër fa ay millions la xam nga ak ay période bi dul jeex bu xaaj te duñ fi lijjanti dara dañuy lekk xaalisam rek ma ne ko gàcce la waaw parce que ñoom ñi lekk xaalisam tam gàcce la parce que dinañ lekk xaalisam te xam nañ ni du ñu def li mu bëgg te xam nañ tam suñ ko defoon sax tam du sotti parce que nag mais sëriñ si et cetera ils ont leur conseil yore nañ proposition de loi bi xalif yi gis nañu sëñ Mountakha communiqué bi mu ci def après wax ne ànd na ci par les voies légales nañ fexe ba lii ñu criminaliser ko sëñ Babacar Sy devant le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye la ko waxoon bëgguma fi kon ñii dama lay wax mooy seen délégation fu ñu dem danañ fa fekk ñu waxal ay kilifa yu toog ne leen waaw yéen signé ngeen léegi lu ngeen bëggaat kon vraiment
adduna nag loolu dafa mës a am nag. Abdou Khadre loolu dafa mës a am nag loolu du lu ñuy war a diingatee waa Sénégal wala kii man souvent des fois dañuy wax Sénégal nangam jullit nangam ma ne loolu yëfu nit la. c'est l'être humain du affaire u Sénégal ñaawteef boo fi gis nit def na ko fu ne waaw kuy jullit ak ku du jullit jëlal tey ji par exemple pédophilie am na diine boo xam ne fi nekk nii la jël na leen. dans le monde entier xam nga li ma bëgg a wax. ñooñu duñu ay nitu diine. mais est-ce que dégg nga coow bëri ceeg yooyu l'islam lañ gën a yeb ak jullit yi. tey jii boo amoon ñetti imaam rek yu fi def loolu lu ñuy wax nañ tëj jàkka yi waaw imaam yëpp ay pédophile lañ daara yëpp loolu la. mais xoolal pourtant affaire boobu am na sur le plan mondial actuellement ñoom ñu ngi koy jëm a lijjanti. mais peut-être nit ñi dañ ci am kersa di am nu ñu koy waxee yéenewu ma leen ko nag. parce que lu ñaaw moom ci kilifa diine sax la gën a ñaawee. je suis d'accord mais nag di nga gis traitement bi il est inégal. bu dee ci jullit yi la bu dee ñeneen la nañ def ndànk donc lii nag dafa mës a am maanaam ay nit yoo xam ni ki turu diine di ko wutee àdduna lu mës a am la di ci alquran wax kenn xamul nu mu toll boo jëlee aaya boobu par exemple inna kasira min al ahbar wa ruhban la yakuluna amwala nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah xoolal loolu nan la wax al ahbar wa ruhban waxul le citoyen ordinaire ahbar ruhban mooy lan mooy ñi yore woon kilifteefu diine ko mu ne lan la wax la yakuluna amwala nasi bil batil dañoo lekk alal nit ñi ci neen kon loolu ci nit la nit mën na jàng ba ne ar fekk adduna la koy wute nit mën na mokkal alquran jàng sharia ne ko ñukk fële di wut adduna ku seytaane nattoo loolu nag war nga taxawaat defandiku seet li ngay def mais nag alquran ma jeexale foofu il faut pas que ñu juum muy imam yooyu ñeneen Sénégal de plus en plus léegi mi ngi am benn éveil de conscience islamique tey ji ak ay nit yu am fulla ak fayda ci sëriñ si ci imam yi ci ustaas yi yoo xam ne am na yoo xam ne duñ ko nangu même boo ko yëkkatee am ñenn ñoo woyof bopp ñoo nax dina am ñeneen noo dul mën a nax